salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp bëgg a wax ci affaire immigration clandestine bi et je pense que ampleur bi mu am semaine yi passé warul tax kenn ci ñun mu xalaat ne la faute c'est aux jeunes te ampleur bi aussi war na tax képp kuy sénégalais loolu mu intéressé la def naa ay thèmes def naa ay référence ci ay nit donc rapidement dama bëgg a dem ci loolu mooy premièrement Abba je le félicite ci li mu wax ak ni mu ko waxee on sent que am na lu mu ko metti génne na ko bëggoon naa ko def bu yàgg si mais j'ai vu am na ñoom ñu ko jox ay réponses ñoo xam ne je pense que ce sont des personnes yu gën a légitime ay jeunes yu gën a légitime yu dund loolu mais loo gis même bu nekkee pour man loolu peut-être formation am la walla recul bi muy am par rapport ak situation bi information yi mais leneen li aussi fàtte boo xam ne nii pour man tayeef la mooy bi nga joxee rédaction sax dafa war a am thèse ak antithèse après moo am conclusion n'est-ce pas donc benn partie bi rek doo ko jël li mu wax ci jeunes yëpp je suis d'accord li mu wax ci nit ki mu doon ak fi mu jaar dafa war a jàpp ne yàlla dafa bind te yemalewul Abba comme Mass ak comme keneen am na loo xam ne peut-être yàlla jagle na leen ko mooy peut-être ci xam-xam ci mën-mën walla ci situation walla ci cadre bu tax ñoom fi ñu toll seen xel amul peut-être li mu xalaat parce que mën nga mën dara nga dem ba loolu dul dundal mais état ñan la war a jàppale mooy ñi dëgg doom mooy bi ñu doon jàng ñi nekk premier ñooñu état mën na leen jàppale même bu ñu leen jàppale dañuy dem mais ñi nga xam ne ñoo des ci ginnaaw après ñu génn nekk ay menuisier après ñu génn nekk ay maçon après ñu génn nekk ay soudeur après ñu génn nekk ay marchand ambulant ñooñu ñoo ëpp téeméeri junni yoon boo jëlee kenn jeune wala ñaar ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñaar ñoo xam ne am na lu ñu mën muy football muy kii am ci ay millions yooyu jàppal ne kenn koo ci jël am na ay 500,000 jeunes yoo xam ne ay moroomam lañ mënuñu loolu te pourtant dañoo war a dund dañoo war a am njaboot dañoo war a dimbale seen ay waajur donc ñooñu bu nekkee da nga leen bëgg imposer il faut que ñu mel ne comme yow mi nga xam ne yàlla may na la peut-être talent nga mën a animer wala nga mën a rap wala nga mën a bind wala nga mën a liggéey wala nga jàng wala whatever loolu boo ko defee da ngay tollal loo xam ne mënul tollale kenn mënu ko tollale donc état daf ci am responsabilité état boobu nag la Abba daw te bu ko dawee dafa am lu tax man xamante yooyu mais je pense que ne xamante nañ parce que am na lu ñu bokk te tamit gis naa ko muy jóg ci télévision laa nekk depuis 2003 am na ñoo xam ne moo doon ànd ak ñoom ñenn ñi télévision maa leen ci dugal n'est-ce pas du benn du yoon du ñaari yoon daje nañ ma encouragé ko mais li animateur yu bëri di ragal mooy intérêt ak xaalis gis nga dafa am loo xam ne il faut que nit ñi xam ko def ko silence dafa am na il faut que nit ñi xam ko mooy gis nga Nigéria dafa am problème police sarce bi animateur chanteur footballeur ñëpp wax ci songu gouvernement bi ak seen responsabilité nag parce que Wizkid bu defee tweet na kii Marley def tweet Tiwa Savage def Burna Boy jënd ay pancarte pour manifestation pour wax leen metti mais Beyoncé da koy tweeter Rihanna da koy tweeter keneen ak keneen da koy tweeter ñun suñu ay star ñoo xam ne am nañ baat problème bu amee mu concerné directement ñi nga xam ne mooy ñu nekk ci suuf duñ ci wax ndax lan soit parce que am nañ ay xarit ñoo xam ne ay xarit yu nekk ci gouvernement bi lañ wala ñu nekk ci police bi lañ wala ñu nekk ci gendarmerie bi wala ñu nekk ci affaire yi mooy peut-être ñu nekk ci kaw yore ay entreprise donc loolu
li koy wund mooy yow mënoo jël tool bi yëpp nga teg ko ñi nga xam ne mais dafa am lan lu tax ñuy dem demuñu parce que dañuy xaru. kii xaru mooy kan mooy ki nga xam ne amatul espoir amatul yaakaar ki fas yéene jël dundam yemale ko foofu. enquête sax bu ko nit di def policiers yi bu ñuy def enquête pour ñoo xam ne nit dafa xara wala xarawul dañuy xool bés yi mujj ci dundam est-ce que amoon na lu noonu def pour suba wala semaine prochaine wala un mois mu am ko. mais ñi fiy jógee yëpp pour dem mais dañoo bëgg egg bu ñu eggee dañoo bëgg a teral seen ay waajur donc ñu am nañ projet mais dafa am risque bi nag moom moo élevé mais c'est un risque boo xam ne ñoom ils sont prêts à le prendre parce que li ñuy dund dafa tar metti ba nga xam ne nii risque bu ñuy jël ak toog di xool seen waajur ak mën a faj war a mën a faj gàcce te mënuñ ko faj mënuñ jël seen boobu en charge mais risque boobu ils sont prêts à le prendre. donc yow bu nekkee ne da nga leen wax ne il faut que ñu jóg liggéey waaw mais ñu am liggéey yow boo xoolee ñi nga xam ne ñoo dem ci bato yi xoolal fu ñu jógee ñu si bëri Mbour Kayar Saint-Louis Thiaroye-sur-Mer Yaraax et j'en passe ñooñu lan moo tax ñu jóg dem parce que gouvernement bi dafa signé ay accord de pêche lu ñuy wax ay contrat léonien contrat yooyu chinois yi Union européenne russe dañuy indi seen ay chalutiers ay bateau yoo xam ne bateau industriel bu ñuy sànnee mbaal mën nañoo jël li nga xam ne nii ay village ak Sénégal waroon na ko dundee si des mois wu de at benn gaal jël ko yóbbu ko ñooñu doon dem pêche ñu wàcc léegi di ñëw ay 500 francs ay 1000 francs yor njaboot mais mënatuñ ko te loolu li ko gën a matérialiser mooy Greenpeace c'est ONG boo xam ne ni la dafay xeex lépp li nga xam ne mooy environnement. parce que defoon naa ko ci yenn publication bi defoon environnement moom moo nekk loo xamante dafa nekk ci diggu xolu enjeu yi mooy tubaab bi ñoom ñu ngi xool nu ñuy def pour génn àdduna bi ñu nekk ku nekk dégg na Elon Musk donc loolu bëgg mu ci dëkkaat ak colonie yi mu bëgg a def pour moom ñu dem dund Mars te loolu ñoom ñu ngi ci liggéey bu baax a baax ndax lan ndax dañoo jàpp ne ni ñuy dundee nii dina dem d'ici 100 ans wala sax lu ko gën a néew d'ici 2030 non seulement température yi mais manque de ressource bi problème mu ndox dina am problème nit ñi lu ñu lekk dina am léegi ñoom am na lu ñu lekk fële ñuy ñëw suñu gouvernement yi di leen jox ay licence de pêche ñun fi ñu dëkk mënuñu am lenn loo xam ne même loo lekk mënoo ko am mais da ngay dem amul benn discours bu mën a téye ki nga xam ne dafa yor njaboot yor doom yor yaay yor jabar ñu feebar mu leen faj amul discours bu dugg ci boppam te loolu responsabilité gouvernement bi daf ci am donc bi nga doon wax nga loolu lépp mais da nga war a wax tamit ne gouvernement bi am na ci responsabilité parce que man su ma nee non man gouvernement bi du ma xaar gouvernement mais am na ñoo xam ne gouvernement moo leen mbëkk si leen mooy damay joxe benn parenthèse bu ndaw am na ay jeunes yoo xam ne ils sont ay 22 jëm kaw yu def formation notariat am seen diplôme dem def stage 2 ans war a génn liggéey gouvernement bi yore ñoom juste décret pour signer ñooñu ñu jox leen këyit charge yoo xam ne gouvernement bi du ci fay dara ñu dem ci région yi wala tam Dakar liggéey jël ñeneen ñooñu bañ xam la moo tax ñu bañ gouvernement bi defu ko parce que dafa am ay lobby mooy notariat yi notaires yi dañoo bëri xaalis ñu ëpp xaalis ci Sénégal ñu si bëri ay milliardaires lañ ñooñu de père en fils wala de père en neveu wala de père en tel la ñuy jël seen charge yooyu di ko joxante charge yi peut-être c'est compliqué tout mooy loolu volonté gouvernement la yow koo xam ne fayuloo ko koo xam ne jàng na def na am na concours bi am diplôme bi ñu nekk notaire yi ñu kenn amu si diplôme ñooñu di placer seen ay doom ñu bàyyi ñooñu noonu te loolu gouvernement bi si wax beneen bi mooy am na ñoo xam ne fi mu toll am nañ problème parce que seen doom yi ñi nga war a jàngi mais école privée dañu laaj 3 mois gouvernement moo leen jox autorisation parce que ku tijji école am nga autorisation am nga cahier de charge mais tu dépends du gouvernement parce que l'éducation dépend du gouvernement léegi yow ñooñu ñu ngi jooy parce que gouvernement bi effectivement financé na jàppale na aide école de privé yëpp ay milliards
ñooñu wëlbatiku ne parents d'élèves da ngeen di fay ay mois mënuñu ko ñu war a fay ay 300 000 francs inscription cantine fourniture et j'en passe transport et tout gouvernement ba léegi dafa noppi c'est-à-dire parents d'élèves yi ak ñi yor école privée yi ñi ngi nekk di jàmmaarloo mais nu muy defee mooy bëri bu ak mbaam la même léegi boo bëggee génn sa doom ñu jox la sa bulletin dañuy bañ gouvernement bi war ci wax waxu ci noppi ay 500 400 et quelques dee déggoo kenn mu wax si ñuy wax ay waxu remaniement ay idées loolu on s'en fout des remaniements ak ay idées yooyu noonu ñoom la rek même système bi la ñoom idées ñoo fi nekkoon donc loolu noonu ñun ça ne nous intéresse pas gis nga dëkk bala ngaa xam ban importance lañu jox ñuy dund nga xool nan la ñuy traité ñi dee gis nga américain fu mu nekk bu deewee dañuy jëli seen corps même ci guerre laa wax nii bi ñu doon guerre Vietnam 70 am na ay expéditions yoo xam ne amoon na 70 morts si benn embuscade ñu rey leen foofu noonu kenn xamul sax fan la mais avant ñu def ay accord pour que Vietnam ak États-Unis ñu reprendre seen ay relations commerciales mais États-Unis di leen imposer na ñoom dañuy ñëw xool fi seen corps yi nekk ñu identifier leen yóbbu leen États-Unis suul leen jël seen tur bind ko ci monument boo xam ne mais ñu dee ñëpp Vietnam dañ leen fa bind yow boo ñëwee nekk seen doom wala seen sët boo ñëwee xool da nga gis ñu bind sa papa turam santam xam nga rendre ko hommage mais dëkk boo xam ne yow sa ay doom ñi ngi dee ci géej gi sa ay doom ñi ngi dee bi ñu ne problème corona bi ku dee ñu doo ñëw bëgguñu kooku bu noo bëgg kii dund man damay tiit parce que xam naa ne xam nga militaire américain la moo taxoon mais bu ñuy guerre ñuy xeex pour bu kenn deewee ñu jëli kooram même bu nekkee ñoom seen bakkan dafa nekk si xottu gorte duñ daw xam ndax lan parce que nga xam ne ñoom aussi bu ñu deewee ñi bàyyi ñuy dund ñoom nee nañuy xool xeexee pour jël seen corps pour yóbbu ko États-Unis donc loolu moom mooy ciment boo xam ne moom mooy lëkkale ay nit man ma mën a contenir man mii sama gouvernement fu ma mën di nekk si àdduna su ma fa sama bakkan bu fa desee dinañ ma jëli te dinañ ma def ni ñuy def jullit wala dinañ ma def ni ñuy def chrétien ma daal di nekk foo xam ne dinañ ma mën a ñaanal ma mën a reposer en paix fi ma juddoo ñëpp loolu lañu bëgg mais gouvernement boo xam ne nii ñi dee faalewu leen munoo bëgg ñuy dund di dellu si Aba daf ko def intention mais télévision yi moo wax ci Ndoye Bane par exemple mbës na wax ci problème mu Ardo Gningue ak gendarmerie mooy colonel Cheikh Sarr bi mu amee problème ak Ardo Gningue mais Ardo Gningue moom moo ko dund Ardo Gningue moom moo nekk ci interrogatoire bi Ardo Gningue moom moo xam li ñu yëg li ñu ko doon dóor Ardo Gningue li mu wax man gëm naa ko parce que xam naa dëggoom donc yow nga toog nga ne li Ardo Gningue di wax day yàq der nekkuloo fa de nga ne day yàq der parce que yow xam nga homme de tenue sénégalais yi duñ def lu mais yow homme de tenue sénégalais yi am na ñu baax mais homme de tenue sénégalais yi rey nañ ay sénégalais ba léegi amuñu justice su ma waxaatee même chose lay waxaat muy ñoom Seck Ndiaye muy Timara muy Pape Sarr muy ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen a rey mu am ay preuves flagrantes kenn deful enquête ñu suul leen noonu clore seen dossier loolu responsabilité Aliou Ndiaye mi ngi si surtout bu Daouda Timara koo xam ne ni on a la preuve que fi ko policiers yi mbëkkee mais sans interdit la ngeen déplacé bi ngeen def seen constat loolu il faut que ñu xam ne bu gouvernement changé ils ont une responsabilité directe et que loolu war nañ si mën a topp parce que si yeneen dëkk loolu dafa am yow nga ne journaliste nga problème bi amoon ci Bill Gates ak usine bi ñuy wax ne dafay defar ndox ci kaka nga dem da ngay def enquête mooy journalisme d'investigation ñi gérer usine bi ñëw posé leen question man maa fi ñëw maa posé question lii mooy investigation booy ut da ngay ut source journalisme d'investigation kenn du ko defee noonu kuy def journalisme d'investigation da ngay def comme ni Mayeni Jones defoon par rapport ak problème Alioune Sall bi jël caméra denc parce que ñi nga bëgg a bët seen secret
mais boo leen laajee lu ñu lay wax loo xam ne li moom moo leen neex la ñuy wax. te gis nga Netflix am na documentaire boo xam ne si Bill Gates la Bill Gates moom ci gémmiñam ñu wane Sénégal wane nit ñu naan ndox ñu ne lii mi nga jóge ci caca wane ay toilettes ne ndox mi ñuy mais loolu nga xam ne nii Bill Gates moo ko wax yow day def nga enquête loolu du dëgg dañuy sosal nit ñi parce que tu te prends pour un journaliste il faut que chacun reste à sa place journalistes yu bëri et ñun on a une responsabilité mooy homme de médias yi ñu si bëri journalistes yi man su ma gisee journaliste bu toog ak homme politique mu ne kii sama waay la kii moom nag sama xarit la ah moom vraiment sama gaan nga mais xam nga mais ci journalisme am na livre bu ñuy wax le droit d'informer dañ ko bind dans les années 70 gis nga journaliste warul xaritoo ak politicien parce que information bu ko concerné bu amee boo xam ne ni information boobu du njëriñam doo si wax politicien bu ñëw jëndal la xar wala jox la xaalis wala ñëw sa kër xaritoog sa jabar nekk sa gaañ may la oto mais kooku defu ko parce que dangaa baax da ko def parce que xam na ne yow fi nga toog position la man liggéey naa télé ay année depuis 2003 maa ngi liggéey année animateur ak animatrice yi xam nañ ne boo gënatul télé ñu ngi doon dégg dootoo leen déggati bu nekkee yow yaa ngi am émission mun leen invité on voit toujours les mêmes têtes ñu si bëri dafa am lu ñu seex ak ñooñu relation boo xam ne relation d'intérêt la relation intérêt la parce que dañuy lay defal teraanga mais teraanga boobu dafa am un coût le coût mooy da ngay noppi si yenn problème yi doo gis benn star sénégalais wala yenn animatrices auteurs yi ñuy def ay sujets yu profond ci li nga xam ne mais c'est une catastrophe tey man su ma soxlaa information am na benn hashtag bu tudd Bazo benn espagnol moom moo koy def tey sax boo ñëwee boo demee si page am dina la wan ne la yaa 4 heures de temps am na bateau bu costé Espagne boo xam ne ñaata nit ñoo egsi fan lañ jógee lu si bëri nag Sénégal la ñuy jóge te ñi egg ñoo ëpp ñi dee si géej gi ñi egg ñoo ëpp ñi dee si géej gi léegi naka ñun ñi nga xam ne on est concerné directement ñu am ay ñoo xam ne loolu la ñuy liggéey du ñu def information yooyu coronavirus chaque jour la ñun toog naan la tey am na cas bi am na cas bële am na cas bële kii dee na fii kii dee na fële on devait faire la même chose parce que chaque jour am na ay bateau yu egg seen correspondant yi nañ dem Tenerife nañ dem Barcelone nañ dem feneen ak feneen lu fa egg ñu jox ñu information yi ngeen di wax ci def ay enquêtes yoo xam ne mais c'est des enquêtes yu équidistants chaque jour ngeen jox ñu sujet comme ni amoon ay spécial yoo xam ne chaque jour télé bu nekk amoon na ko day wax juste coronavirus waroon na am tey document boo xam ne nii chaque télévision boo xoolee document bi day wax juste si problème immigration bi chaque jour nag ba vague bii muy jeex parce que nit ñi am même information bu mais duñ ko def ay idée lañ lay wax ay problème de jigéen ay sëy ay faru rab ay liggéey sa kii ay liggéey sa lële ñun bëgguñu suñu bopp xanaa mosuma gis américain bu dee si ndox di tëmb nii ñu koy wane nii du japonais du chinois du keneen problème géej nee nañ am na kenn ko moo seetaan benn pêcheur mu génn information ne CFAO moom lañ jox exclusivité pour mu jaay moteuru gaal amul keneen Sénégal ko mën a jaay donc ku am monopole mais dafay fixer prix nu ko neex donc CFAO moom mooy fixer prix CFAO français yi ñoo ko moom boo deelee su ginnaaw aussi depuis 1926 lañ fi ñëw et 1881 le ki ko moom bon jëndoon ñu installé ko ay Niger ay Zanzibar ay Sénégal mu tuddoon comptoir français de l'Afrique de l'Ouest
ñu doon def seen xaalis ci importation wu arachide, gomme arabique, tissu, pasti valda, produits yooyu ku ko dégg xam ne ay produits avant indépendance travaux forcés la woon. dañ doon def du bénéfice sur le dos des Sénégalais. léegi nag ñooñu nga xam ne nii boobu doon ñu woon fay Sénégalais yi lu ko jar. am na document yu am internet boo xam ne boo la ko lire da ngeen gis ne am na si ñoo xam ne bu ñu doon fay li muy tollal mooy 6 kilogrammes de riz lu ñu fay seen salaire dans le mois 6 kilogrammes de riz lay tolloo. léegi ñooñu jamono jii nii ñoom ñoo sopp seen tur tudde ko anglais ñëw amaat même monopole sur des produits yoo xam ne ce sont des produits vitaux pour sénégalais yi. duñ ko libéraliser sénégalais mënu ko jaay ñu bëgg am gaal am moteur mu mën a wàññeeku su ñoom mais gouvernement bi jox leen ko. donc ñun dañoo nekk ci colonisation ba léegi lañ nekk ba léegi. il faut que nit ñi xam ne lii problème bu diis la. coronavirus milliards yi ñu ci def suñ ko defoon fii ci gaal bi ci Sénégal problème bi du agsi fii. responsabilité gouvernants yi dafa flagrant mu ànd ak complicité wu ñenn ci je dirais médias yi ñenn ci journalistes yi ñi nag par ñàkk xam la ñii par xam la mais pour garder juste seen intérêt la. ma jeexale rek ci la ma wax ci digg bi ne dëkk boo bëggee xam mbëggeel ba nit ñi am ci ñuy dund da ngay xool nan la ñuy traité ñuy dee. dinaa wax bi leen loon dafa ma choqué ma jeex la foofu mooy armeeru Yoff yi. armeeru Yoff boo romb si ginnaaw dañ ko def ay cantine ay menuisier métallique ñi ay kii de pneu ay kii de voiture xam nga saa yu mu fay romb bu njëkk dañ doon taxaw ñaan mais léegi mu toog dafa tax boo ñu ngay jàkkaar lool doo gis armeer yi. armeer dafa war a nekk lu sacré dem nañ ba jege leen mais ku fa dem pour ñaanal say waajur ak ñu fa tëdd war nga mën a am benn silence benn paix benn dal boo xam ne di nga mën a ñaanal ñu fa tëdd ci jàmm. mais li ko wër léegi lépp affaire la amatuñu da ngay gis ñu sës rëkk ci armeer yi di nekk ci leneen parce que leneen la mën naa am ci biir foofu noonu sës rëkk ci armeer yi mais boo demee Saint-Lazare li ko wër mais ñu jaay ay fleur la ñoo fa nekk te kenn sañul ñoo tabax fa ay cantine ak ay boutique ak ay menuisier métallique ak ay leneen li nañ ko xoolaat. li wër armeer yi nañ ko def ay garab ay fleur ci biir samat fa ay garab mu nekk foo xam ne ni day nekk endroit boo xam ne boo fa rombee yow mu leer na la boo faatoo fii lañ lay suul di nga mën a nekk même bu nekkee ne sax dañ lay suul foofu sa seere moo fa nekk rek sa ruu nekk fa mais mu nekk lu am ne respect la mooy ñiy dund ni ñuy nekkee ak ñiy dee di leen toppatoo bàyyi si ñoom xel noonu mooy war a mbëggeel entre ñoom ñuy dund wasalaam.